ma tëb Ndiaga tëb Baye Mata tëb nga tëb ma tëb ñu daje ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs mesdames et messieurs bonsoir ñu di àndandoo ci kanamu télé bi ngir waxtaan ngir saafonte ngir partager ensemble loolu nag bu ñu koy def dañuy génn ci mbedd bi ngir fekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi fekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñu ay téléspectateurs fekk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg jëmale Sénégal ci kaw ci kanam Padros nag bokk na ci ñi nga xamee bëgg nañu Sénégal jëm ci kaw ci kanam moo tax damay génn ci studio yi ñëw àndandoo ak yéen ci mbedd bi partager ak yéen ensemble partager ak yéen li nga xamante ni moom moo leen naqari ci réew mi partager ak yéen li nga xamante ni moom moo leen neexul ci Sénégal tey nag moom ma ñëwoon fi nga xamee moom moo di ci rond point bu Liberté 6 fii nag boo xoolee moom moo di axe bi fii mooy rond point Liberté 6 diggante Sacré-Cœur rond point Liberté 6 HLM Grand Yoff jëm fi nga xamante ni moom moo di ci boulevard bi di jëm côté Walfadjri damay fàtte tur bi quoi waaw Walfadjri maa ngi leen di siyaar sama ancien télé bi quoi mais bon gërëm nañu leen tey nag ñu ñëw ngir waxtaanee thème bu am solo tey nag ñu ñëw ngir partager ensemble tey nag ñu ñëw ngir foo kafre c'est vrai que loolu yëpp ci émission bi la bokk alors li ñu indi tey nag ku ne xam na ni soxal na askan wi soxal na sénégalais yi di li nga xamee moom moo di comportement yu ñaaw yi nga xamee sénégalais yi tey am nañu ko ci mbedd mi ci biir liggéeyukaay yi nga xamee tey ñenn ñi ci mbedd mi la ñuy liggéeyee am ko mu di civisme nag tey la ñuy waxtaanee ak li nga xamee moom moo di manque de compréhension ci kaw tali bi manque de compréhension ci mbedd mi manque de compréhension ci sa liggéeyukaay ak aussi tamit bari na ay détails yoo xamee war nañu ko waxtaanee surtout li nga xamee moom moo di comportement bi ñu am tey salte gi ñu salte fu ñu neex sànni lu ñu neex def bu ñu naanee café ba noppi sànni ci mbedd bi fu ñu neex lal suñu marchandise toog di jaay fu ñu neex gaare suñu oto fu ñu neex jël suñu ay pousse-pousse serré comme pousse-pousse yi ma toogoon tout à l'heure gis ngeen ni fii rond-point la waaye rond-point bi jël nañu ko def ko parking ay oto fi la ñuy gaare ay pousse-pousse fi la ñuy gaare ñu ci bari fi la ñuy déposer seen i ay marchandises tey nag li ñu indi bari na anarchique bi nga xamante ni moom moo am tey ci Sénégal loolu la ñu indi ngir partager ndoo ko ensemble anarchique bi nga xam ne moom mooy am ci mbedd mi loolu la ñu indi ngir partager ndoo ko ensemble dama bëgg nag léegi bon ñu xool sénégalais yi ñi nga xamante ni respecté nañu hiérarchie bi ñi nga xamante ni respecté wuñu hiérarchie bi maanaam ñiy dox ci anarchie ñooñu ñëpp ñu partager ndoo ensemble bu ko defee ñu jëmale suñu réew ci kanam parce que lii la ITV digle woon ci suñu diggante ak yéen bis bu jot ñu indi leen loo xamee moom moo leen jëmale ci kanam parce que tey Sénégal loolu la ñu soxla bon papi topp ma nag bu ko defee ñu dem ci doore ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi nekk fii ay marchands ambulants la ñu ngi lal ci trottoir bi lii nag bokk na ci anarchique c'est-à-dire occupation anarchique bi nga xam ne moom la ñuy wax ci mbedd mi ñii moom la ñuy def bon c'est vrai que dañuy daan seen doole mais lu ci ne ak fa ñu ko war a defee lu ci ne ak ni ñu ko war a doxalee nga topp ma tranquillement ñu xool partager ndo ensemble mais naka ay sant yàlla naka jaay bi ci rond-point bi. ça va alhamdulilah. d'accord alors depuis quand yaa ngi lal fii. rond-point si yàgg naa fi lal de. waaw def na ñaata. 6 ans presque waaw. oui yàgg naa fi waaw. 6 ans yaa ngi lal fii mosuñu la indil problème. non ça va moom nice. ak mairie bi ak policiers yi. waaw des fois gars yi waxuñu loolu mais après ça va quoi. alors xam ngeen ni fii ngeen lal nii c'est pas normal parce que lii trottoir la boo xamee nit ñi dañ ci war a jaar. waaw mais dañuy daan suñu doole rek ñun jaaxal yu kenn ëpp nañu góor si 23 heures dañuy wàcc ñibbi laal amuñu bas amuñu dara déranger wuñu kenn. ban heure ngeen di gontu si fii. heure bii n'est-ce pas. ay 15 heures 16 heures yooyu quoi. day tàng quoi. d'accord ngeen nekk fii ba 23 heures. oui ñu wàcc waaw. d'accord benn maire yi musul ñëw ci yéen wax leen exactement anarchie bi nga xam ne moom moo am fii. en kay des fois dañuy am problème yooyu waaw. waaw mais dañ ñëw fii wax ak ñun mais gars dañuy comprendre dañuy xam ne ñu fee lañu am quoi fi dañuy daan suñu doole rek. proposé wuñ leen feneen. non proposé wuñu feneen. dinañ ci xam dara naa ñëw nga jox ma benn daal mais fii tuus bi naa na de nu mu demee nii ma jël. jox ma ko ah. am di kolobaan moo ma laal ay tuus nii am di kolobaan am di kolobaan feebar la am di yey yàq mooy yàq gars yi ay ñoom Aba ay ñoom Padros ay ñoom Boubs ay ñoom ñëpp am di kolobaan moo leen di laal merci beaucoup am di kolobaan ci tuus yi kontaan naa lii nag ay ribuk la ma laal nii am di kolobaan Mr Papi jëlal ma sama tuus boo bëggee ci tuus yi nag contactel ak moom ci numéro bi di 777 417 50 08 417 50 08 merci beaucoup ma bro Mr MW wala boog grand bon ñii moom ay jaaykatu njëgënaay la ñu ñoom laa seet salaamaaleykum Mbaye njëgënaay kii sama xarit la yow mais papi kii sama xarit la yow Mbaye njëgënaay nga nii Mbaye namu naa la. waaw maa ngi doon dama la seet sama xarit nga nag. waaw waaw dimbali ma rek yaay jaaykatu njëgënaay ba mag bi ci réew mi rek leel wuy ma def nga ñaata at yaa ngi jaay ci rond point bi. fii 200 laa fi def 200 laa fi def. mbirum jaayum njëgënaay yi mi ngi dox fii. waaw mi ngi dox waaw mi ngi dox.
lépp jàmm rek taw feex rek. mais doo leen am fii benn difficulté ak mairie bi ak policiers yi ak yooyu quoi. waaw gars yi dañuy sax rek mais yàlla baax na rek. yow yaa ma gën a xam rek waaw. yan difficulté yan lañ leen di teg fii. ñuy muñ nag rek. comme waaw day métti ñuy muñ rek. dañu leen di wax fii waroo leen fee lal affaire yooyu di leen dàq. waaw noonu la fay demee nag waaw noonu la fay demee. mais bon est-ce que c'est normal yow fii nga lal nii wër nga fee lal parce que lii trottoir la quoi boo ñëwee lal fii. Wolof Njaay ne ba mu yaay nàmp maam. voilà moo tax ñu fee lal rek mais bu amul lu gën du neel fii. noonu la fay demee. tey boo amoon yaay bi exactement ban yaay nga bëggoo. ku amul yaay nàmp maam ban yaay nga bëggoo. ku amul yaay nàmp maam. ku nekk foo xamante ni moo la gënal ndax tey bu la neexoon tey kenn ku ne boo sax tey boo xëy na nga bi sa magasin toog waaw yow yaa ma gën a mais xam nga trottoir moom ku fi nekk da ngaa ñàkk pexe rek moo tax nga di ko def mais du lu la gënal. mais des fois doo empêcher ñu war a jaar ci trottoir bi ak oto yi war a jàll ci tali bi. ah non du ñàkk nag mais xam nga rek lépp rek comme li ma wax rek waaw moom metti na quoi mais muñ rek yàlla baax na. boobu ba léegi mairie bi est-ce que ñëw na fii pour proposer leen fenn foo leen mën a dem fu dul fii ngeen di lal ni chaque jour. non maire ma waxuñu ñu dem fenn moom xanaa kay duñu jéem fee jëlee waaw mais waxuñu ñu dem fenn mais nag yàlla baax na. alors moom jaaykatu njëgënaay la fii lay lal fii lay ñëw teg marchandise am te boo xoolee diggante bi fii dafa xat ñaari nit bu ñu fi jaaree du ñu mën a jàll ñenn ñi dañuy obligé wàcc ci kaw tali bi parce que du ñu xaj ci kaw trottoir bi bon lii nag du ñu ci blâmer ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jaay parce que dañuy daan seen doole xamuñu Sénégal ñu ci bare ñi ngi def lu ñu wër a def parce que dañu leen ko xamalul ku ci mel ni Padros ñëw na ngir wax leen ni leen fii ngeen di lal waroo leen fee lal fii ngeen di liggéeyee waroo leen fii di jaayee parce que lii mën na leen indil ay gàllankoor yéen parce que diggante bii ak bii xoolal tali bi ak trottoir bi à tout moment oto mën na saaraani ñëw ci seen kaw donc nag anarchie bi nga xamante ni moom mooy am ci dëkk bi il faudrait que ñu ut ci solution très rapidement ñi ngi ak beneen commerçant ku baax ñi ngi lay siyaar. maa ngi siyaar bu baax. waaw yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. ñu ngi la fekk ci liggéey mais nga baal ñu 30 secondes rek ñu waxtaan ak yow parce que tey dañoo ñëw ngir gindi sénégalais yi ngir dimbali la ngir dimbali sa ay njaboot ngir dimbali ñi nga xamante ni tey ñi ngi ci réew mi bëgg solution ci Sénégal ngir mu avancer parce que dëkk yu bari gis nañ ni ñi ngi avancer pourquoi pas Sénégal ba léegi ci côté anarchie ci mbedd mi mënuñu cee avancer tey yow commerçant nga da ngay daan sa doole fii nga toog nii du sa coobare da nga fi ñëw rek ngir waslu ak ngir daan sa doole ngir jël dara dugal sa poche est-ce que xam nga exactement fii nga lal ni wuroo feelal. si xam naa loolu waaw. est-ce que yaa ngi ciy am ay difficultés yow ak mairie bi yow ak policiers yi yow ak oto yi nga xam ne ñu ngi ci kaw tali bi. si bu baax a baax dañ ci am ay difficulté mais nag lépp loo gis la dafa am lu ko waral mais xam nga ku saño du nekk mbedd tey ji boo amee lu ma gënal bu ma amoon sama benn somme su ma nee wut place damay dem wuti place oui mais mbedd bi moom faaw ñu nit ñi nekk ci fekk solution mënut a am tey ji ku ci nekk yi ngeen gis ñëpp xaaj bi kenn dëkk fi yi dina jóge région ci yeneen régions yi pour ñëw fi mais yeneen régions yi tey jii bu amoon comme lii fii am kon doo fi gis nit ñi tey mais en tant que solution boobu amul nit ñi moom mënuñoo jóg ci mbedd mi. faaw ñu créé ci régions yi ay liggéeyukaay fexe ndew ñu ami liggéey pour nit ñi mën a jóg ci mbedd mi ku ci nekk boo amoon lu la gënal sa région ngay toog pour liggéey mais loolu bu amee kon lii lépp dana wàññeeku mais en tant que loolu amul dëkk bi moom mbedd mi mënu cee ñàkk. yow tey boo sañoon doo ñëw Dakar. non Dakar dafa metti Dakar location fere yi loo def lépp da nga koo fay tey jii ma amoon benn somme boo xam ne au moins naa mën a investir sax sama région kan dama fay toog pour investir mais fii moom liggéey fii moom gënalu moom. yan difficulté ngay jànkanteel yow ak sa c'est-à-dire ñi bëgg a jàll ci kaw trottoir bi ak sa ay clients ak sa ay marchandises. ñi bëgg jàll côté bi sax fii sax xaw naa tane parce que am na diggante boo xam ne tey jii boo demoon bokk beneen côté bee pour nga jàll sax problème di doon mais fii nit mën naa dikk ñaar nit mën ñoo rombat moo tax ñu xëcc ci taabal ji ba nii ba sës ci barrière bi sax pour gën a may nit ñi pour mën a jàll si mais tey boo leen amoon leneen jël. loolu jur di wax sax fi déggum naa bu ma amoon benn somme nii léegi tey war fii doom fi gis damay dem ci yeneen régions yi damay dem samay région pour créer fi loo xam ne dinaa fa mën a toog ba saa ma génn réew dëkk bi. est-ce que yow bokk nga ci ñiy xaar gouvernement. ñi xaar gouvernement non gouvernement am xaaruma ko xanaa li ma koy xaar ci leen kay pour ñu defaroon nu beneen marché pour ay cantine pour jël nu pour yóbbu nu fi pour ñu jóge mbedd bi. bon moo tax ba léegi damay dellu si waat ci li ma wax tout à l'heure merci beaucoup du ñu leen blâmer ci seen liggéey la ñu nekk dañuy daan seen doole dañuy ut ngir yóbbu ci seen njaboot tey bu ñu amoon li leen gënal du ñu ñëw lal fii di fi jaay waaye nag
occupation anarchie bari na trop occupation anarchique yi bari na trop lii nag la ñu jiital rek dañuy dem ci biir fi ñuy sànni mbalit yi te waruñu faa sànni mbalit yi fi nga xamante ni nit ñi ñu ngi fay taxaw di saw te waruñu faa saw fi nga xam ne nit ñi ñu ngi fa war a jaar ngir doxee seen i soxla ñu ñëw tuur fa mbalit ñii di fa saw ñii di fa def kaw sat yi yeneen ak yeneen bari na papi topp ma ñu dem ba léegi ñu ngi ci trottoir bi laata ñuy dem fii gis ngeen jaarukaay la nit ñi dañ fi war a jaar mais marchand ambulant yi occupé nañu ko ba tey kenn mënu fee jàll Padros mënu fee jaar ak salaamaaleykum soxna si na nga def. ça va. tur bi. Zeynab. alors Zeynab gis nañu nga ñëw ci marché bi duñu ne sax marché bi ci rond point bu Liberté 6 ñëw xaw ma ba xam da nga jënd si wala. waaw dama ñëw jënd si. d'accord fii nga xamee fii la ñu lal di jaay fi nga xamante ne yow fi nga war a jaar pour dem sa yoon. naka nga ko gisee jaaykat yi ak yow mi nga xamee yow yaa war a doxi sa soxla ngeen bokk benn place bi ngeen ne. waaw mais bon je le trouve très normal parce que tey jii nii bon peut-être que ñoom fii la ñu am pour daan seen doole et en plus fii la ñuy dawee seen wërsëg te c'est très comme amuñu feneen fi nga xamante ne fa la ñuy jaayee donc gisuma ci benn inconvénient parce que tamit ñuy jàll ñoo ngi jàll ñun tamit bu ñu amee lañ bëgg dinañ ñëw jënd. mais attends dañu ni bul ni da nga ko jàppee lu normal en fait xam nga avant dañu ni marché am na fa la ñuy dem di jaay ji place bi am na fa la ñuy dem place publique la fii nit ñi di jaar fii trottoir la nit ñi dañ fi war a jaar tey yow boo waree jaar fii des fois di nga mbëkkanteeg ñoom ak yooyu est-ce que gis nga loolu nii loolu c'est normal ou pas. waaw d'une part c'est pas normal mais je me dis peut-être que amuñu feneen fu ñu ko defee moo tax ñuy lal fii nii peut-être que bu ñu leen wutaloon feneen fi nga xamante ne fa la ñuy nekk pour mën fa di jaay daan seen doole peut-être que danañ fi jógee dem nekk foofu noonu mais pour l'instant comme ñoom fii la ñu am te yàgg nañ fi tamit peut-être que moo tax ñu nekk fi. tey boo doon wax gouvernement bi wala ngay wax ak mairie bu HLM Grand Yoff bu Liberté 6 lan nga koy wax. juste pour mu gën leen a jàppale wutal leen fi nga xamante ne fa la ñuy nekk daan seen doole parce que tamit jeune boo xamante ne dafa jug toxul yàmba naanul sàngara xam nga jug pour daan dooleem xam nga liggéey te yàlla tax kooku war nga ko mën a jàppale wutal ko fi nga xamante ne fa lay liggéeyee daal. d'accord merci beaucoup. ok dëgg la toxul yàmba waa kaay ci laa wax dafa xat waaw lii moom jaaykat yi ñooñu si jàppale xam ne fii du marché du pour jaay waaw toog fu mu koo fii laal sa bagage am na benn waay barke démb bu fële dama bëggoon dóor waaw te xamul lan la ma ne ko dóor ma dama romb si dàllam bu fële faxat salu si moom mu leen tax ngay faxat sa sama dàll ma ne ko mais fii du yoon ma ne ko fii pour piéton yi la du marché waaw mu ne boo waxee lu ma dóor la ma ne ko ma dóorum ma ne ko dóor ma mais dóoruma de xam nga ñoom ñi jaay itam ñoo mën a comprendre piéton yi mënuñu jaar fii di buuxante ko tey sawee ni ñu waxante dëgg ñoom itam ñoo mën a xam ne lii itam du yoon itam doo ko si laal sa bagage histoire ak lay doot lay bëgg a def ak yow ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñoom li ñuy xarmat la ñuy xarmat ñoom ñëpp xamuñu li ñuy liggéey mais nag itam ku ne itam nañ si waslu ak itam du dëgg est-ce que ñoom fii ñoo fi teg seen bopp ñoo fi teg seen bopp est-ce que du mairie moo leen non mairie moom saa yi comme ñoom ak mairie benn lañu rek waaw ñoom ak mairie yëpp benn lañu rek kan moo deful li ko war ñoom yëpp ñoom ak mairie waaw ndax fu mu ne mairie bu leen fi bëggoon a jëli tey gii histoire la si ñoom mairie bu leen waxoon da leen fi jëlee problème lay doon waaw te ñoom mairie moo leen fi seetaan liggéey ba ju sax fi tànk jërëjëf di leen fay chaque jour dañ fay juuti chaque jour. mooy problème bi dama la ne mairie fu mu ne xool lu rafet lu gën a raisonnable lu rafet quoi nga wax ko moo gën li ngay wax nii. pourtant li mu wax ni c'est normal moom li mu wax ni c'est normal problème lay doon te li ma lay waxee ngi ni mairie bu leen fa bëgg a génnee problème lay doon ça va normal non mais attends moom li mu wax d'une part dama naan c'est il a raison parce que bu ne fii mu war a jaar nii fii la war a jaar ba pare yéen ngeen indi seen i marchandise teg ngeen di ko indil problème là il a raison pour mu wax ni carrément ko da ngeen ko naroon dóor. saa waay fan fii laa la wax fu mu nii. tu as raison mairie bu leen fi bëggoon a jëlee fu mu nii problème lay doon laa la wax te fu mu ne ku si xool si àll sa bagage histoire ak yow lay bëgg loolu est-ce que dëgg la néew ma la barke dañ ma bëggoon a dóor fii dama ne waa ji dóor ma xamee dafa dawal xelam bàyyi ma mais bu ma dóoroon dootu ko dolli xamee damay gis mi may kayang ngi nii rek. kontaan nañu fii du marché. jërëjëf kontaan nañu. ok merci beaucoup. papi topp ma rek mais méttuwaale oto yi tranquillement ñu dem ut fu ñu taxaw ma wax ak sénégalais tuuti voilà mën naa toog fii sax mën naa toog fii salaamaaleykum grand mën naa toog fii mën naa laa jëlaale tuuti sax yow wala kaay ma jël la rek ñu waxtaan jaru ko bon jóge nañu ci parti boobu dañuy dem ci beneen parti
papi wàccal tali bi papi wàccal tali bi papi balaa ñu lay kii fii ndànk voilà du ñu xàmmee kuy filmer ak ku dul filmer bon jóge nañu ci benn partie dañu dem ci beneen partie bi ñu nekkoon moom moo di ñi nekk ci rond point bi occupé rond point bi rond point dafa am lu tax trottoir dafa am lu tax ñoom ñëw nañu jël seen i ay marchandises teg ko ci kaw trottoir bi di jaay xamuñu ba xam mairie moo leen fa teg xamuñu ba xam ñoom dañoo ñëw ngir seen sababu bopp ñëw teg fa seen bopp ku amul yaay nag ndàmp mbaam comme ni ko wolof Njaay di waxee dégg nañu ko ci interview yi ñenn ñi wax nañu ko dañuy dem nag ci beneen partie xool ñi nga xamee ñoom ñooy naan di sànni ci mbedd bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy lekk di sànni ci mbedd bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser seen i accessoires seen i affaire ak mécanicien ak yooyu pare sànni ko ci mbedd bi am nañu ay poubelles yoo xamante ni dañ ko teg ci mbedd bi pour boo paree nga jël dara sànni ko xawal ma lii bi ma ca pare yàgg na xam nga chiffonné na nii yàgg na mais dama koy téye ba gis fu ma ko war a def ma def ko fa nañu dem ñu xool exactement ba xam dinañ ci gis lu anarchie ngir mun ko wan suñu téléspectateurs yi ngir ñu mën ko éviter. su ma leen di xool sama xol day neex man ba mel ni ku gis oor ci baaraam fu xees man buggu leen lu tiis yéen a ma ni man maay seen miis xaaral ma waxu gaaw balaa ñu may raw. voilà ñu ngi nii ba tey ci fi nga xamee moom moo di ci Padoua la ñu nekk nii centre commercial bu Padoua mi ngi nii fii nag mën nañu wax ni marché la nit ñi dañu fi bari lool waaye nag dinañ xool comportement sénégalais yi ni ñuy comporté woo ci mbedd mi ni ñuy comporté woo plus souvent bu ñu yoree bu ñu lekkee seen lekk ba pare di ko sànni ci mbedd bi plus souvent bu ñu nekkee di dox ci mbedd bi est-ce que jikko yi dina ànd doon benn bu ñu nekkee di dox ci mbedd bi c'est-à-dire yu bari na luñ ci mën a waxtaanee ak ñoom Oumou damaa xaw a ñax Oumou kaay retouche ma fii tuuti maa xaw a ñax. su ma leen di xool sama xol day neex man ba mel ni ku gis oor ci baaraam fu xees man buggu leen lu tiis yéen a ma ni man maay seen miis xaaral ma waxu gaaw balaa ñu may raw. kon gaañ yéen a ne jaajëf waay grand naka mu. ok jaajëf yaa ngi ci jàmm. sant bu wér. naka yi tey alors tey dañoo ñëw pour waxtaanee ak sénégalais yi manque de civisme bi nga xam ne mi ngi ci mbedd mi lu waay lekk sànni boo naanee sa café ba pare sànni boo naanee sa ndox ba pare sànni est-ce que loolu c'est normal. bon je pense que loolu c'est pas normal et que loolu ku nekk si ñun am na ci part de responsabilité que ce soit mu nekk état wala mu nekk ñu citoyen parce que état seulement mënu defal dara mais il faut que ñun muy état bi ku nekk jël engagement pour seetal sa réew defe naa loolu moo ëpp solo quoi. état bi engagement bi mu war a jël pour réew mi mën a nekk ci condition bu normal lan la. bon déjà xam nga tamit. ci côté civisme en fait. voilà déjà boo jëlee mesure day am da nga koy accompagner quoi parce que boo waxee ni kenn du amul naan sànni ci mbedd amul lekk sànni ci mbedd il faut nga créer ay yoo xamante ni si tey jii nit bu naanee ndox sachet bi papier bi dina am fu nga mën a teg comme naan bu jëndee caaf lekk dina am fu mën a sànni kii bi déjà loolu mooy mesure d'accompagnement yi donc mbedd yëpp bu ñu defee ay yoo xamante ni mooy accompagner doomu aadama yi je pense que loolu noonu ñi dana gën a am cawar. alors comportement bu les sénégalais lambda bi exactement lan la war a doon. bon sénégalais bi même su fekkee état bi deful loolu li nga wax nii. bon sénégalais bi mu xam ni carrément dëkk bu setee setalul état moom la setal parce que ñun ñooy nekk ci mbedd yi yaa ngi comprendre donc kenn ku nekk xam ni affaire bi da ci war a jël dafa war a jël ay responsabilités am quoi comprendre nga man su ma jëndee sama coppe azote man naan ba pare même su ma gis mu ko sànni ma def ko dugg ko sama saak su ma nee ba sama kër am naa poubelle bu ma ko mën a sànni ma sànni ko foofu je pense que ñëpp bu ñu doon doxee idéologie boobu noonu je pense que problème yu bari dina réglé wu. yow marchand ambulant nga jaay bi ngay jaay ci mbedd mi métti na lu ne ngay gis lu ne ngay dégg est-ce que c'est normal ak trottoir bi nga xamante ni yaa ngi fi taxaw di jaay. bon man d'abord élève laa man donc je suis là pour passer le temps pendant les vacances je ne fais rien ma ñëw fii ma ne xaaral ma daan sama doole mais bon bien vrai que du yoon ñu taxaw fii nii di jaay mais je pense que loolu peut-être benn instant day nekk loo xamante ni doo ko sañ a bañ quoi comprendre nga parce que fi Carrefour la gis nga ñi fi leen di jaar di traverser yaa ngi dégg ñu taxaw di jaay def yooyu noonu mais nekk loo xamante ni dañ koy def pour comment dire
defuñu ko daal pour jalgati wala dara. D'accord. mais peut-être dañoo amul solution quoi. d'accord yow dama la doon piéger fii Carrefour la am nga droit jaay fi fii Carrefour la am nga droit c'est-à-dire di dox te yow marchand ambulant nga boo xamee da ngay dox ci mbedd mi mais plus souvent dañuy gis ci trottoir bi comme par exemple nii gars yi ñenn ñi jël di seen marchandise di ci laal. waaw bon peut-être loolu moom je pense que loolu moom loolu daal je pense que loolu ñoom la engagé quoi. voilà loolu ñoom la engagé quoi. mais bon bonne chance moom élève la waaye nag pendant les vacances day génn ci mbedd bi di ut lu mu mën a yóbbuwaat pour après année scolaire bi mu mën a nekkaat ci biir école bi grand ñu ngi lay siyaar. salaamaaleykum. waaleykum salaam. naka mu grand. sant bu baax. nice tey ñu ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci côté comportement sénégalais yi tey pourquoi tey ñun mënuñu defar suñu dëkk defaral ko suñu bopp tey pourquoi bu ñu naanee suñu café ba pare sànni ci mbedd bi pourquoi bu ñu naanee suñu ndox ba pare sànni ci mbedd bi nu mu demee noonu tey. ah loolu ngay wax dëgg yàlla loolu ñi jiite réew mi nga koy waxal ñun moom. non mais attends ñi jiite réew mi balaa ñuy wax ak ñoom ñun ñi sànni ci mbedd bi kay dañu war a wax suñu bopp. sànni doo sànni si mbedd mi. loolu mbaam sax gaan bu amee fa sedd te dafa tilim. waaw. mais est-ce que gis ngeen fu ngeen def poubelle. waaw man dama la ne ku gis foo sànni doo sànni si mbedd mi loolu kañ amul laajte. xam nga dafa am ñoo xamante ni tayal nañu jug dox ba fee ci poubelle ba dugal seen mbuus ndox ba pare wala seen kaasu café bi ñu naan ba pare. gis nga fi poubelle yow. je sais pas. wan ma poubelle bi nga gis yow poubelle bi nga gis wan ma ko. poubelle bi nga gis fii wan ma ko ma ne. non gisagu ma. waaw dama la ne parce que fii xaw ma ko miinu ma. mbaam sax boo ko yeewee bu gisee fu sedd du tëdd fu tilim buñ gisoon poubelle duñ sànni si suuf. tey kon yow boo amoon looy wax lan nga wax. man bala nga am lu ngay wax kay day indi poubelle yi bu si nit ñi sànni ñu doog a seet nan la ñuy def ak ñoom nit ñi boo leen jiitee bëgg ñu def loo xam ne nii lu yi la réew mi léegi kenn dofatul nit ñi boo leen nag bul def li da nga naan boo ne jogal fii da nga naan fii ngay nekk waaw jógeel fi toogal fii ngay wax. mais est-ce que xol yi tey benn la Sénégal quoi parce que dafa am yoo xamante ni ci xel la ak xol. ma ne fii ba àdduna yi tukki xol yi duñ mos a nekk benn waaw loolu yàlla moo ko bindee àdduna bi bu neexoon yàlla ñëpp nekk benn mais yàlla moom àddunaam te xam nga mooy loolu yaa ma gën a xam ñëpp mënu nekk benn loolu ku la ko wax xol yi mënul nekk benn mais est-ce que mais tey compréhension yeeg xel yi mën na dem ba nekk benn. sa waay loolu boo amee àdduna bi tukki ñëpp duñ mos a nekk benn. non mais xel yi mën na rafetandoo c'est-à-dire mën na bañ a nekk benn mais mën na rafetandoo. waaw non xol yi maam ñëpp mënuñu ànd loolu moom maam wax ju rafet dafa baax quoi mais loolu mënul ne. bu neexoon yàlla ñëpp nekk jullit wala ñëpp nekk leneen moo ëpp doole ñëpp not àdduna bi moom nit ñi mais dafa sa yéene ci sa biir réew lan la exactement. waaw sama yéene ke sama réew ke gis nga ni ma def nii gaan bu ma sañoon réew mi day mooy loolu day jag su ma sañoon àdduna bi tout Sénégal la fi gën waaw mais xam nga rek. voilà grand naka mu. ça va maa ngi fi. ba yaa ngi ci jàmm. ça va sant tey dañoo ñëw pour waxtaan ci comportement yi nga xam ne tey sénégalais yi am nañu ko muy civisme bi ak hiérarchie bi nga xam ne respecté wuñu ko anarchie bi nga xam ne moom la ñu gën a jël teg ko ci kaw fu waay jot sànni mbalit fu waay jot lal sa place fu waay jot saw fu waay jot def lu la neex est-ce que gisee nga ni loolu tey loolu moo normal ci Sénégal. non loolu du lu normal franchement bon parce que développement du état kese parce que déjà société bi am na ci partition bu rëy boo gisee ku nekk tamit di jël di naan café di sànni di jël ndox di sànni loolu yow si sa boppam yow bokk participer woo ci sa développement au pays parce que si tu es appelé à être quelqu'un un citoyen franchement y a des choses yoo xamante ni da nga ko war a faciliter état bi dëgg la état bi war na def benn affaire war na nekk di veiller suñu sécurité di veiller suñu réew mais ñun tamit war nañ nekk quelque part un facilitateur chaque citoyen doit être un facilitateur. Par exemple, si tu vois, après avoir bu ta tasse de café, nga jël ko teg ko si poubelle bi UDE camion UDE bu ñëwee yóbbu da koy yombal mais boo gisee ku nekk di sànni si mbedd mi loolu ça va pas développer notre pays donc chacun de nous doit faire quelque chose donc dëgg la Macky Sall est notre président lui il doit faire quelque chose nous aussi chaque citoyen doit faire quelque chose donc la rue n'est pas une poubelle encore une fois surtout ça la rue n'est pas une poubelle et aussi yow en tant que être citoyen soo gisee sa xarit par exemple mu naan cache café sànni ko si mbedd bi bu ko faut pas régler ça violemment ou bien montrer que tu es un citoyen affaire yooyu mais da ngay jël mu ngi lay xool da ngay jël carrément tasse bi teg ko si poubelle bi moom dina jàng si loolu dina xam ne carrément que ni c'est pas une chose correcte ça donc je pense que ni ñun ñëpp suñu jàppee si liggéey bi Sénégal incha allah dina dem mais tamit propreté en soi lu ñuy wax self development en anglais donc loolu dafa war ci ñun ñëpp le développement personnel donc avant qu'on tend à un développement collectif, à un développement du Sénégal. Donc chacun de nous doit faire quelque chose. Waaw si sa bopp yow nga xam li nga war a def ses devoirs ak ay droits ak ses droits. Pourquoi yeneen pays tey ñu développé wala tey ñu raw Sénégal ci comportement civisme.
bon loolu du dara lu dul ñoom dañoo gëm seen bopp ba pare respecter seen i autorités toujours ba pare seen i autorité tamit delloo leen loolu ñu respecter seen i société respecter seen peuple parce que tamit dëgg la fii Sénégal bon on parle de on dit que par exemple la démocratie sénégalaise n'existe que de nom bon mais loolu ay wax la mais tamit ñun ku si nekk ñun am na lu mu war a def donc su fekkee man policier bi mu ngi taxaw ne day tere lii man en tant que chauffeur je sais que ni ça c'est interdit par la loi je dois le faire je dois pas le faire alors yow loolu tu vas participer de ton propre développement donc loolu il faudra que ñun ñëpp ñu xam que ni lu ñu war maanaam nos devoirs d'abord pour pouvoir réclamer nos droits donc ku si nekk ci ñun lu ñu lay tere rek war nga ko bàyyi parce que interdiction bi c'est pas un intérêt de la loi ou bien un intérêt du président de la République mais c'est un intérêt de tout un peuple voilà. D'accord. Tur bi naka la. man Kabir Ka Mamadou Kabir Ka. Mamadou Kabir Ka du courage ñu ngi lay encourager. étudiant nga n'est-ce pas. oui étudiant oui. D'accord merci beaucoup Mamadou Kabir Ka li mu wax c'est important xale la mais teewul xel mi rafet na. teewul xel mi sell na te aussi tamit wax na loo xamante ne tey jëriñ na Sénégal yow mi seetaan jëriñ na la man mi di wax ak yow jëriñ na la je sais pas dama bëgg a jéggi mais xaw ma nu may def ba jéggi parce que oto yi yaa ma gën a xam mais papi nañu dem jaajëf waay garaaw ñëwal ba pare ba léegi salaamaaleykum mais du sama kii bi yow cameraman bi boo ko mbëkkee doo ko defati salaamaaleykum. ça va baax ñu ngi lay siyaar. ça va bien bon tey dañoo ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi ci mbedd mi les sénégalais lambda ci comportement yu ñaaw yi nga xamante ni tey commencé nañu ko am commencé perte suñu ay valeur muy bu ñu naanatee ndox sànni ci mbedd bi tey suñu dëkk bi waroon ko defar te defaruñu ko ak yu bëree bëri yi nga xamante ni tey am na fi yow en tant que citoyen naka nga gisee ni sénégalais yi di comporté wu tey. waaw parce que man sax actuellement depuis 13 ans maa ngi Paris maa ngi dund Espagne actuellement nii dama ñëw vacances fi mu toll nii mais man li ma gis Sénégal pour ñu defar ko c'est facile mën nañu ko defar yomb na parce que man problème mu Sénégal dama jàpp ne ci maire yi la mais du problème mu état problème mu maire yi la man problème mu Tëngéej sa laay wax première Tëngéej avant Grand Yoff Tëngéej parce que jaar naa Tëngéej gis naa la fa nekk parce que man dama jàpp ne mbuus yi ñuy sànni ci mbedd mi ak li fi nekk salti be xeer yee kaasu café yi loolu c'est facile pour ñu régler ko parce que Sénégal mën nañoo def mairie bu defoon benn canal exemple canal sax soxlawu ko dëkk bi xoolal conteneur mairie bu ne mun na am benn tëli bu ne mu teg fa 5 conteneur kuy ni mbalit ñu jox la 100 francs mbalit Sénégal bu ñu doon laaj mbalit 100 francs maire bu ne mun na defal dëkk bi mais benn maire kër bu indi mbalit non soxlu kër gu indi mbalitam ci conteneur bi ñu jox la 100 francs dëkk bi dootoo gis kayit ci tëli bi maanaam yow da ngay indi mbalit ñu fay la da ngay indi mbalit ñu fay la parce que Copenhague boo demee Norvège Copenhague gars yi dañuy def xoolal ay kees yoo xam ne nii da ngay ñëw dugal mbalit bi rek kees bi mu fay la sa xaas nga dem si yoon te Sénégal maire yi am nañ budget mën nañoo fay loolu xam nga conteneur bu ñu tegoon fii benn conteneur fii beneen 100 mètres yu na benn conteneur kuy ni mbalit am 100 francs wala 150 maire bi du fare lu ma 2 millions dëkk bi day set dootoo gis kayit canal yi ñu wax dafa fat dëkk bi amul canalisation ndox mi demul problème bi yëpp mooy saleté dëkk bi kese la pour ñu génn ci nag loolu c'est facile dëkk bi xoolal mbali mi fi nekk lépp maire yi mën nañu koo lijjanti ci ay minutes ay conteneur rek la ñuy def soxlu sax wutal conteneur wut say élément yaa ngi dégg kayit yi comme fu mel ni Tëngéej canal bi ku sànni kees ñu teg la alamaan 3000 ku sànni mbalit 3000 parce que dëkk bi problème mooy sentiment bi moo ëpp doole loi bi loolu moo tax dëkk mënut a dem dëkk bu ko sentiment ëppee doole loi dëkk bi du dem. sentiment bi ci ñan la ne. sentiment bi boo xoolee ci ñun suñu bopp la ñun sénégalais yi yow tey da ngay def benn infraction bu garaaw fa am nga mbalit mu tuur ko ci canal bi benn enseignant ñëw na ne kii day fay 2000 si yow da ngay daal di ñëw daal di waay xoolal jaay ko du guro bi kese ñu bëgg ko fay la 3000 li mu def lu yoon dëkk bi faaw ñu respecter loi bi démocratie bi faaw ñu teg démocratie dëkk bi dindi sentiment bi teg na la appliquer loi mais dëkk bi loi bi fi ñu toll nii sentiment bi moo ko ëpp doole moo tax Sénégal mënut a dem te li may wax yow yaa ma gën a xam yow mi fiy dund man dund ma Sénégal te loolu fi nekk nañ wax bàyyi fi ñu doon ñu jëlee yëpp état bi premièrement bi ñun suñu bopp nit ñi la ñun Sénégal yi dañoo war a yaru ñun yaruwuñu fi ñu toll nii boo tuuroon ma la grand yow yaa ngi sànni kayit bi fii nga lu sa yoon yow mbedd mbuur la nga jël sa canalisation ñëw def connecté ko ci mbedd mi ngay tuur ndox mi muy tuuru ci mbedd mi di vol dañ wax dëgg dëkk bi neexut a defar ndax ñun su bopp ñoo yarul grand vraiment Sénégal bëgg naa mu changé mais comprendre ma xamu nu mu ne ma changé boo ñëwee fii da nga fiy namm lool mais boo ñëwee boo xoolee situation bi rek da ngay bëgg a jooy wóor na yàlla da ngay bëgg a jooy parce que xoolal lii xoolal nit ñi yow da ngay gis nit ñi ak oto yi ñoo bokk fi ñuy jaar territoire yi kenn respecté ko mairie baa nga yëkkati jaaykat yi ci kaw tali bi te yow mënoo defar ay canal ndox mi bu tawee nit ñi dugg ci biir dëkk bi man boo yëkkati bala ngaa yëkkati jaaykat kay defaral yoonu kaay demu kaay
xam nga da nga war a am demukaay ba pare dëkk pour moo dox faw ñu am demukaay fu nit ñi jaar mën a liggéey boo amul foo jaar mën a liggéey nooy defee premièrement bi loolu la mais yëkkati jaaykat yi ban njëriñ la amal état bi ban njëriñ la amal fi ñu toll maire bi ñëw fii fekk jaaykat yi ramasse leen yëkkati leen jaaykat yi nit ñi jóg léegi loolu du problème bi du foofu problème bi mooy territoire bi dafa war a am espace bi pour mu am ko. mais am na espace mais marchand ambulant yi ñoom ñoo occupé ko. marché am mooy li ma la wax rek dëkk bi moo la wax sentiment bi moo ëpp doon loi bi xam nga fi ñu toll nii voie publique kenn amul droit teg fa bagage boo déggoon ne fi ñu toll nii da nga teg bagage 3 ñu la booyee kaw territoire bi ku fi teg bagage 3000 la kaw territoire kenn waru fi teg bagage mais man ngeen a jaay nag parce que dëkk bi sën yi amuñ lu ñu def ko amul loo def faaw nga jaay. ci carrefour yi ci boulevard yi. jaay parce que place publique yi rek nga mën a jaay Sénégal fi nit ñi dem ak fu nit ñi di jaar di wàcc foo nga mën a teg sa bagage jaay loolu moo xew Sénégal mooy problème la ñu wax ne dëgg parce que sën yi koo ci jox liggéey mu dem liggéey yow joxoon nit ñi liggéey di leen ramasse di leen fayloo ay 3000 ay 4000 dañu wax ne dëgg yow lan nga booy ambulant maa ni koo ci gis mu ngi yor këram état bi dimbalewu leen ay jeunes lan gars yi dañu jaar ci gaal yi di dem Europe di def lu ne di dee ci yoon wi dañu wax ne dëgg yaa ngi dégg xam man fi ñu toll nii ku ma bëggoon liggéeyloo Sénégal di ma fay doo ma liggéey parce que amul benn état bu moom amul ku ma mën a fay Sénégal ndax maa ngi extérieur maa ngi fay ko salaire bu mag yaa ngi dégg mais ñii amuñu lu dul njaay mi gouvernement bi bu doon dafa ubbi benn société na booy bu am 20 ans waa Tëngéej waa Thiès ñu ubbi teeb Thiès waa Ndar nañu ubbi Ndar usine parce que seen yi dañoo war a liggéey dëkk seen bi sone si ñoo koy xoolal Sénégal li fi nekk seen amul ci benn dëkk Afrique bu mu am Sénégal ñëpp ay seen la 15 millions habitants la. est-ce que jeunes yi nangu nañoo liggéey. ñàkk nangoo liggéey ngeen taxee booy taxaw ci territoire xoolal naa ju nu mu tàngee ku mën a taxaw fii di jaay ay dàll di jaay ay ceinture di jaay ay socc kooku nangu naa liggéey kooku boo ko joxee beneen liggéey bu mu mën a amee dara du ñëw fii di taxawal dàqante ak policier kenn bëggul ñu nangu sa bagage ma fi gis sànq booy benn mutaar jaar fi rek booy départ bi may wàcc sànq man ñii lu ñuy daw ah. jeunes yi bu ñu demee wuti liggéey ci place dañ leen di liggéeyloo ba weer dee duñ leen pay moo tax nangootu ñoo liggéey paaw dañuy taxaw ambulant ci mbedd mi. gis nga fi ñu doon entreprise yi maçon yi ak yeneen emploi yi boo fa nekkee suñ la liggéeyloo ba weer dee duñ la fay da ngay am problème soo faaw nga ambulant. Sénégal man damay dégg. fii la ñuy taxaw di jaay suñu njaay doon marché ambulant yor suñu kër ñaari jabar laa yor ma nga wax yow man mii buñ taxawee ñu jàpp ñu yóbbu ñu pële ci grand yow fii ñu fay 3000 francs ñu bàyyi ñu dikkaat ñu loolu du yoon bu subaa ñu jàppal yóbbu ñu. la moo tax ñu jàpp taxaw fii di liggéey dal suñu doole. bu la jàppee dana la defal at dana la jox kayit. dañuy yaakaar maanaam boo mën a fay boo fayee génn dërëm boo fay. voilà mooy li ma la doon wax léegi. est-ce que yow pays bi nga nekk di fa vivre actuellement ak Sénégal seen c'est-à-dire seen loi bi benn la ou pas. mooy boobu moo gën a tivisi boo demee même Europe foo dem dëkk boo dem am na marché ambulant dëkk boo dem biir Europe biir Paris biir Italie. mais marchand ambulant yi sénégalais yi ni ñu leen di sonalee est-ce que noonu lañu leen di sonalee. même Europe gars yi dañuy laal ci mbedd mi dañuy laal yenn saa yi police yi ñëw ñun 4 seen bagage départ 4 daw police yi dañuy laal gars yi dañuy laal ci territoire yi foofu gën a garaaw parce que foofu centre ville la gars yi di laal ci capitale yi la gars yi di laal gars yi dañuy laal bay laal ci suuf métro yi te ñoom am nañ tolérance bàyyi gars yi ñuy tolérance parce que xam na ne ñii am na ñu koy def ñoo xam ne amuñu feneen fu ñu jëm amuñu këyit pour liggéey yaa ngi dégg mais ñoo am nañ tolérance boobu compréhension boobu mais ñun Sénégal yi amuñu compréhension yaa ngi dégg amuñu compréhension dañu wax dëgg. d'accord merci beaucoup tur bi naka la. Papis la Papis merci beaucoup Papis. Cheikh bi yow jaaykatu café nga bëgg naa ñu waxtaan tuuti en tant que jaaykat en tant que marchand ambulant nga nekk ci mbedd bi di jaay tey café gi bokk na ci li gën a tilimal Sénégal ñu bari ñu ngi naan bu ñu naanee café rek dañuy jël suñu kaas bi sànni ko ci mbedd bi yow en tant que jaaykat lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga man sama xam-xam bëriwul ci loolu nag wax dëgg yàlla am. non mais du xam-xam mais loo xamante ni tey solution bi bu ñu ko doon ut naka la ñu koy utee yow mi jaay normalement war nga yor benn chariot boo xamante ni ku naan ci yow café ba pare jël kaas boobu noonu foo ko dugal voilà comme lii la ñuy wax. très bien. Sénégal dafa si bari ñu mel ni man amuñu temps léegi fi ndool kii bu jëndee café day daal di dem yoonam kooku dama ko mën a dam ni ko téyel café gi ni ko tegal fii kaas bi mënu ma ko mais ku taag fii naan boo ko tegee fii man maa ko jël dugal ko fii loolu loolu rek laa man est-ce que ci mbirum temps la est-ce que du comportement wala jikko boo xamante ni dafay nekk ci nit c'est-à-dire nga tàmm lekk rek di sànni ci mbedd. waaw loolu man jàpp ma loolu ndax comme man sama xam-xam bëriwul man li ma yaakaar rek laay wax man dama jàpp ne nit ñi ñoo amatul temps wu taxaw loolu laa jàpp rek moo tax bu nit ki bu mu xaralee café gi mu daal di dem moom day dem naan kaasam ñaareel baat léeg-léeg da nga doo gis foo ko sànni. loolay affaire bi. nga ni léeg-léeg. léeg-léeg nga comme ku mel ni yow mën naa la xaralal café nga dem doo gis foo ko sànni léegi bu yàggee noo koy def. pourquoi pas nga téye ko ba dem ba yegg sa kër am na poubelle foofu nga dugal ko fa. ah waaw loolu moom jaadu na moo jaadu waaye nag ñëpp yemuñu noonu. voilà waaw. léegi xelil ma café ma naan en attendant yow naka nga loo gisee loolu yow.
loolu yoon deful yoon rek. non est-ce que loolu yoon la parce que tey li ñu wax mooy comportement yi tey yow boo naanoon sa café ba pare nga dox ci mbedd ni boo gisul poubelle ni da nga koy sànni ci mbedd bi. yoon deful yoon laaj ma lu tax parce que lu tax ba ñu taxawee dañu ne dañuy interdire mbuus plastique woote loi bi ñu mu jàll te lu tax ba léegi mbuus plastique yaa ngi dugg si biir dëkk bi kon ñoom lu ñu doon woote newu si ñoom ñoo njëkk a violé affaire yi ba pare bu bëgg di lan ñoom ñoo ko njëkk ñoom ñoo woote loi bi te ñoom ñooy état ñoom ñoo ko interdit woon ñoom ñoo ko indiwaat lépp ñoom la parce que bu ñu defoon lu leen war dootoo gis mbuus plastique parce que defuñu lu leen war. mais bu ñu deful li leen war yow en tant que citoyen waroo xaar gouvernement def li ko war. gouvernement mooy kilifa te kilifa modèle la war a doon. kilifa bu wanewul modèle yéen doole mën a nekk modèle. parce que kilifa bu wanewul modèle yow war nga doon modèle wante moom moo war a jiitu parce que moom la yàlla jiital wante moom war na mu wane bon exemple boo xam ne sénégalais yi dinañ xool si moom. wante gouvernement bi li ko war ci côté boobu mi ngi koy def mais man fi may waxee mooy côté comportement sénégalais yi c'est-à-dire yow am nga sa benn poubelle boo yore sa benn café boo yore sa benn ndox boo yore naan nga ba pare yow sa jëm bopp sànni nga ko ci mbedd bi te nga war a mën a am fenn foo ko mën a dugal. pour c'est-à-dire ñu defar suñu réew ñun suñu biir quoi pas gouvernement di participer ci loolu mais ñun en tant que ay citoyens sénégalais. dinaa la xamal benn affaire comme boo seetaanee yenn pays yi mairie yi lu ñu war a def ñu ngi koy def fii mairie yi lu ñu war a def duñ ko def fii mairie benn 100 mètres boo dox wala benn 50 mètres boo dox waroon nga gis poubelle wante est-ce ni fii da ngay dox fii ba fële doo gis benn poubelle fii arrêt car la ñëpp a fi daje façon nit bu ne a fi daje mën nga tuur ndox mën na la fa dab te amul toilette fii yëpp amul toilette léegi bu la fi dabee léegi yow lan mooy solution bi kon ñu war a liggéey ñoo liggéeyul boo bëggee am dégg-dégg. yow tey boo safoon saw ni ma ko mën a waxee nga baal ma ci kàddu bi ci mbedd bi nga koy defee. non parce que lu tax parce que ñoom ñoo deful lu leen war pour te dire ñoom dañoo tëju seen bureau yi yéen problème bii nii ñoom ñoo la ko gën a xam wante dañoo deful lu leen war soo bëggee am dégg-dégg fii waroon na am ay poubelle. waroon na am tamit ay cabinet. waroon na ay cabinet. ay toilette parce que jigéen ñi tamit dañuy soxla seen bopp des fois mën nga dem indisposé si yoon bi nga war a am foo dugg sutur la wante amu fii nii yëpp te arrêt la. bien li ma wax ni c'est important ah li ma wax ni c'est très 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 important papi ñu toog ni tuuti ma wax ak ñoom sénégalais yi boo xoolee lii yëpp ay poubelle la lii yëpp ay poubelle la te lii c'est pas normal ak fi mu tegu nii lii c'est pas normal xoolal mbuusu café yi mbuusu ndox yi ni mu fa bare tey lii la ñu jóg ngir waxtaanee ko ak yéen sénégalais yi lii la ñu jóg ngir partager ko ak yéen sénégalais yi waxuñu dañuy woo gouvernement tallaluñu loxo gouvernement bien vrai que dañu leen war a tallal loxo dañoo war a tallal loxo suñu njiitu réew dañoo war a tallal loxo ñii ŋànk réew mi ngir ñu ñëw dimbali ñun askan wi waaye duñu ko c'est-à-dire duñu ko faratal loolu de farata bi mooy mu jiitu ci ñun comportement bu rafet bi na jiitu ci ñun ñoo moom mbedd mi mbeddum buur la waaye kenn musta dox ba gis buur dox ci mbedd mi ndaxte li wolof Njaay naan mbedd mi sab mbedd la man noonu laa ko mën a jàppee kon nag mbedd bi du mbeddum buur dëgg la wax bi bu ñu ko déggee naan mbedd mi mbeddum buur la na ku ne def lu la neex na ku ne kërëb boo naanee sa café ba pare xam nga foo ko war a mën a dugal nga dem tranquillement nga dugal ko fa boo ko amul nga dugal ko sa sac wala sa biir poche nga denc ko tranquillement boo yeggee fenn foo xamante ni mën nga ko fa dugal wala sa kër nga sànni ko que ça soit muy mbuusu ndox que ça soit muy leneen ak leneen tey da ngay dem ci yenn pays yu mag a mag a mag ci Afrique wala sax ay pays yu suufee sax yu nekk yu tuutee tuuti ci Afrique nga gis ni ñoom ñooy defar seen réew pays bi dafay développé da ngay dugg ci biir ville bi da ngay gis ville bi ni mu rafetee da ngay gis ville bi c'est-à-dire ni mu amee charme par rapport ak ñun suñu Dakar bi nga xamante ni ñun ñoo ko moom nañu defaraat suñu town nañu defar suñu réew ñun ñoo ko mën a defar ñun sénégalais yi nañu defaraat suñu réew mbeddum buur la kenn musul dox ba gis buur dox ci mbedd bi. ñun billaay ñoo ngi def dara. ñu ngi defar seen réew ñoo ngi def dara man saa bu ma lekkee ba suur wala man naan ndox sama sata du ma ko sànni soo ba léegi sama sata ngi nii sànca laa jugee du ma ko mut a sànni tant que yegg ma si poubelle sànni ko Sénégal ñu ñoo war a defar suñu biir avec ñu ay Macky Sall mu ngi liggéey la ñun tamit nañ boole suñu xol yi liggéey nañu bàyyi Macky Sall mu ngi liggéey Macky Sall mu ngi liggéey lu mu mun li yëpp moo ko defar bu du woon moom tey mu ñaaw nañ ko ñaanal mu gudd fan ak wéru yaram man da màgget ñun Sénégal ñoo war a defar suñu bopp defar suñu xol yi tappe doon benn mais lii nañu bàyyi xel bu ko defee état bu ci tegee loxo rek day gën a yomb mu gën a yomb point bi nañu bàyyi xel tamit point bi booy wàcc amul giri
sax nit daanu fa wala sax nit du fa daanu pont bi sooy wàcc cet bi fond bee amul giri nañu jàppale defal ñu benn maire dafa doon daanu léegi nañu bàyyi xel marché ambulant yi ñun tamit ñoom nañu wut fiñ nekk dëgg la dañuy liggéey mais liggéey dafa am yoon dafa am foo koy teg si kàddu gi leer nañ munoo fekk autoroute nga ne da nga fay jaay nañu autoroute ñun Macky Sall buy romb fii lay romb fii ñoo mun a defar suñu xol toppe doon benn Maam Abdou Aziz wax na ko nañ tappe xol yi doon benn nañ defar Sénégal te yàlla tax lu waay lekk bu baree mu jël ko dóor ko si poosam xam nga ni tey du dox ma yor 5000 francs di ko sànni man ma jàppoon lii sama 5000 francs la tant que yegg ma si poubelle lu mu ko sànni yéen nag maa ngi leen di ñaanal gàcci ngalaama yàlla ngeen fi yàgg te yàlla tax merci beaucoup bon kooku li mu wax c'est important li ma doon wax mi ngi nii li ñu bari wax mi ngi nii yenn yi yow yaa koy mën a defal sa bopp yaay mën a naan ba pare boo ko gisul fenn foo ko sànni ci poubelle nga jël ko dugal ko sa poche lii du la déranger sonalu la te du la yàqal lenn kaasu café bi nga naan ba pare mënoo koo téye sa loxo ba mu déranger la donc nag ñun ñoo mën a defar suñu dëkk dëgg la moom kaas na li muy kaas ci Grand Yoff affaire ak yooyu mais teewul wax na li nga xamante ni moom moo nekk ci comportement sénégalais yi suñu comportement yi nañu ko soppi si ngir laay war a suul nañu changer suñu comportement yi li nag passerelle bu Grand Yoff la li tax ma ñëw ci passerelle bi parce que anarchie bi nga xam ne ba tey dafay am ci Sénégal lii dañu ko defar pour ñu di ci jaar mais nag dafa dem ba nit ñi dañu ko bàyyi léegi du ñu ci jaar ci dañuy obligé jaar fii parce que fii moo gën a gaaw ci kaw tali bi la ñuy jaar dañu xool bu ñu gisul oto jàll dugg ci biir te à tout moment accident mën na am parce que lii autoroute la oto yi à tout moment dañuy daw nu mu leen neexee am nañu droit daw 1000 à l'heure c'est-à-dire c'est pas normal kon ñu defar la fi passerelle yow nga ñëw di jéggi di jaaree fii nga xamee moom moo di ci kaw tali bi nañu dellu si waat xel yi tout à l'heure aussi gis naa fi benn comportement boo xamante ni ñaawlu naa ko trop comportement bi ma gis mooy pourquoi ñu complexé pourquoi ñun sénégalais ñu complexé suñu complexé bi ñu complexé mooy pourquoi bu ñu gisee policier rek la ñuy daw pourquoi bu ñu gisee policier rek la ñuy bàyyi xel ni wër nañu def yoon wër nañu def c'est-à-dire lu tegu ci yoon wala waruñu def lu tegu ci yoon tout à l'heure gis naa fi policiers yi ñuy dax marché ambulant yi boo xoolee aléa bi dañ fi daan jaay ambulant aléa bi yëpp dañ fi daan jaay ambulant marché ambulant yi dañ fa daan fees del mais léegi jëlee la ñu leen fii bu ñu defee ni ñu def fii defaat feneen ak feneen ut ay centre commercial dugal leen fi tey yaakaar naa Sénégal dina gën a rafet Sénégal dina gën a c'est-à-dire dina gën a tegu ci yoon dina taaru lool barke alxuraanul karim parce que pays de la teranga la ñu wax teranga googu nag bu kenn jógee à l'extérieur ñëw Sénégal ñun teranga googu ñun ñoo koy wane du Macky Sall mooy wane teranga gi Macky Sall mi ngi ci biir palais mi ngi ci liggéeyam mi ngi def li ko war mais ñun sénégalais yi nga xamante ni benn étranger mooy jógee ci mbedd ba ñëw di partager ak ñun ñoo war a teranga gi donc nag tout à l'heure li ma doon wax ma dellu si waat ci tuuti muy complexe bi ñu complexé policiers yi dëgg la dañu leen war a respecter dañu leen war a jox seen i cër dañu leen war a jox li ñu moom mais bu ñu bàyyi ba ñu taxaw suñu kanam ñu def loolu noonu yëpp c'est-à-dire nañu def li ñu war avant policier di ñëw nañu def li ñu war avant gouvernement di ñëw nañu def li ñu war avant keneen ak keneen di ñëw parce que dafa am loo xamee ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp bon jéem a yéeg fii man daal comme que man damay yéeg di wàcc rek fu ma dem di yéeg ko wàcc passerelle yi miin naa ko trop passerelle yi ci Sénégal yëpp miin naa ko ak ci borom Tuuba ak njëriñ ama yéeg ni rek waxtaan ak gars yi seen comportement bi nga xamee am nañu ko ci réew mi doo xam sax lii witti na trop papi ñëwal papi ba tey ñu ngi nii ci passerelle bu Padoua bi grand maa ngi siyaar. waaw noo ngi yokk siyaar ku baax. tur bi naka la. man Mouhamed laa tudd. d'accord alors Mouhamed ITV tey dañoo génn ci mbedd bi ngir waxtaan ak sénégalais yi comportement yu ñaaw yi nga xamee commencé nañu ko am perte suñu ay valeur bu ñu naanee ndox sànni ci mbedd bi bu ñu lekkee sànni ci mbedd bi bu ñu nekkee ci mbedd bi lu ñu neex def ku waay wax ñu sànni ko loxo bu ñu gisee policier daw ko bu policier taxawee suñu kanam ñu am complexe. loolu moom warul loolu jaaduwul. comme que Sénégal suñu Sénégal la. Sénégalais sama yaay séeréer la mais sama papa naar la donc mën naa wax ni sénégalais laa sax mais loolu normalul parce que dëkk bi suñu dëkk la dañ ko war a setal donc waruñu jël dara rek naan sànni wala ni gis policier ni c'est pas quelque chose qui est logique danoo war a dox si loo xamante ni c'est logique et c'est ça pour Ndakaaru jëm ci kanam voilà. D'accord très bien merci beaucoup grand jaajëf waay kontaan nañu bon nañ dem rek mais tawfeex rek. yow bu ragal dara yow. amul ragal yow. ça va na nga def. jaaykat ndox nga. doxal dox bi dugg fi. xëcc doxal dox bi dugg fi. xëcc la.
kay loo bëgg a ñaxtu yéen garaawul ko am loo ñaxtu rek ñaxtul ñëw leen. jeunesse bi ñu liggéey ci biir dëkk bi. yaa ngi dégg mais fu ñu leen fekk dàqale loolu moo dul yoon. d'accord mais est-ce que jeunesse bi ñi ngi def li ñu war a def. ñi ngi def li ñu war a def. lan mooy li ñu war a def. c'est-à-dire fi ñuy lal est-ce que ñi ngi fay est-ce que foofu la ñu war a lal fi ñu nekk di jaay est-ce que foofu la ñu war a jaayee ak yeneen ak yeneen. mais ñu xool foo xamante ni ñoom war nañ fa mën a daan seen doole ñu bàyyi leen fa ñu daane fa seen doole comprendre nga mais doo jël nit ki sànni ko ci àll bi te joxoo ko ne ko jàppal ci lii te loolu moo fi bëri comprendre nga fii nii booy fii jaay ay écouteurs rek. dégg naa ñi ngi tabax ay centre commercial. dégg naa boobu est-ce que nit mën naa toog di ko xaar looy lekk looy naan ah ci lan ngay lekk lan ngay naan il faut nga am loo lekk am loo naan comprendre nga door a mën a xaar loolu mais loolu boo amul loo lekk amoo loo naan noo koy xaare mais bu ñu defal loolu est-ce que réew mi dina dem bu ñu xoolul exactement xale yi fi ñuy lal di jaay ak fi nga xamante ni waruñu fa lal seen i marchandises. grand gis nga lii day tax réew mi gën a arrière mais du avancé waaw man noonu laa ko gisee sama xalaat bu gàtt waaw. merci beaucoup jeex na waaw ku bëgg a wax rek ku bëgg a wax ñëwal loo bëgg a wax yow. ah man de gaan li may bëgg wax gaan mooy massa ambulant nga ni. man de gaan li may bëgg wax gaan mooy gaan yi ñu lalay ci yoon bi quoi vraiment xool naa ba xool mais jaaduwul quoi. bu fi amee espace ba léegi ñu ngi nekk ci jàmm quoi. bu fi amee espace. ba léegi ñu ngi dund suñu jàmm ñu ngi ci jàmm yéen a ngi dox tranquillement vraiment ñuy dàq ay ambulants yi nekkoon fii quoi. voilà vraiment loolu moom man mu ànd naa ci moom bu baax a baax nag. bari naa ci ay copains nag mais ànd naa ci moom. d'accord yow marchand ambulant nga. waaw ma ngi liggéey tout tranquille maa marchand ambulant la. fan ngay jaayee. ay madaar laay jaay damay war di jaay. da ngay war di jaay ci mbedd mi quoi. waaw d'accord mais est-ce que li ñuy tere yaa ngi koy bàyyi. ah est-ce que li ñuy tere yaa ngi koy bàyyi. bu wér a wér. d'accord merci beaucoup ah. waaw thank you. jaajëf waay thank you very much nee na ma thank you very much. ma ne ko thank you very much thank you. ok maa fi génne micro réew mi ci mbedd bi micro réew mi ngi nii ITV ku bëgg a wax daal waxal. ci baaraam fu xees man bugg leen lu tiis yéen a ma ni man maay seen ni ko am loo ñaxtu kaay wax ko ku am loo naqari kaay wax ko parce que maa génne micro bi c'est-à-dire wax nu ñaxtu c'est-à-dire au vrai sens exactement ci ni ngeen koy déggee mais dañu wax ñaxtu ngir sa réew baax ñaxtu ngir sa réew defaru ñaxtu ngir wax loo xamante am na importance mais génn di wax te li nga wax yow amul benn importance amulul réew mi importance c'est-à-dire foofu laay waxee bon papi jëlal ma mbalit bi te fii du place poubelle jëlal ma poubelle bi papi fii du place poubelle xoolal ma li c'est-à-dire fii la ñu waxee lii moo tax ñu génn ci mbedd mi lii moo tax ñu génn pour waxtaan ak yéen lii moo tax ñu génn pour ut ci solution lii moo tax ñu génn pour ñëw waxtaan ak yéen pour ñu xool exactement gouvernement bu ci dee jàpp ci ban côté la ciy jàpp gouvernement bu ci waree jàpp ci lan la ci war a jàppee ñun bu ñu waree def ci lan la ñu war a defee bon salaamaaleykum yaay booy na nga def. waaw maa ngi fi. yaay booy yow jaaykatu ndox nga. ah waa. d'accord est-ce que lii c'est normal mbalit bii nii nga xamante ni. normalul kay normalul wax dëgg yàlla. service wul dara dëgg yàlla. te yow boo doon wax exactement pour ñu ut ci solution lan ngay wax. ah xanaa ñu fexe fi fay jëlee rek xool rek ñu ko dindee daal. mais ñi ko fii def est-ce que ñoom ñoo ko fi war a def est-ce que fii lañ ko war a def. non waruñu ko fee def wax dëgg yàlla moom waruñu ko fee def. yow jaaykatu ndox nga est-ce que mënoo am benn genre sachet wala benn genre poubelle wala benn genre chariot bu ndaw boo xamante ni boo jaayee nit ba pare moom. ñoom dañuy jaar rek yóbbu dañuy jaar rek jënd dem. d'accord pour ñi nga xamante ni tey yaa ngi koy fortaatu nii ci sa côté fi ngay jaayee yëpp nga jël ko dugal comme par exemple bii nii lii yëpp nga jël ko nga dugal ko ci parce que jaaykatu café yi léegi noonu la ñuy def. waaw mooy dëgg waaw ñun léegi danañ jéem a def noonu. chers téléspectateurs lii la ñu leen indiloon tey fii nga xamee moom moo di ci Patte d'Oie ci Grand Yoff ci HLM Grand Yoff ci Liberté 6 li nga xamee moom moo di anarchie bi am ci dëkk bi hiérarchie bi nga xamee waroon nañu ko respecté te respecté wuñ ko ñun sénégalais yi ñoo war a defar suñu réew ñun sénégalais yi ñoo war a jàppale suñu président ñun sénégalais yi ñoo war a taaral suñu réew de sorte que keneen bu wàllu yaan see dugg ci suñu biir réew mu gis comportement bi nga xamante ni moom moo tax ñu naan pays de la teranga nag bu ñu ko waxee du nit ki dafay ñëw ci biir kër gi nga teral ko du nit ki dafay ñëw ci biir kër gi nga jox ko ndox mu naan du nit ki dafay ñëw ci biir kër gi nga jox ko ay yére mooy comportement bi ngay comporté woo tout d'abord ci mbedd mi ba sa biir kër ci jikko bu rafet weesuwu lu dul li nga xamee moom moo di occupation anarchique bi am ci mbedd bi
jikko yi rafet yi weesuwul lu dul li nga xam ne moom moo di civisme bi am ci mbedd mi civisme bi manque de civisme bi am ci mbedd mi c'est-à-dire tey nañu delloo si waat comportement yi indi li nga xam ne moom la ñu moomoon démb ngir tey keneen bu walyansee ci biir réew mi tey keneen bu duggsee ci biir réew mi gis jikko yi nga xamante ne moom la Sénégalais di comporté woo ku romb mbuusu ndox foral boo ko mënee dugal ci poubelle nga dugal ko ci poubelle ku romb mbuusu kii li nga xam ne moom moo di potu café foral boo ko mënee dugal ci poubelle nga dugal ko ci poubelle boo ko mënul nga téye ko ba gis poubelle nga dugal ko ci di nag foofu di ñaax mairie yi ak gouvernement bi ñu taxaw ci loolu parce que tout à l'heure am na ko souligné benn affaire bu am importance li nga xam ne moom moo di toilettes yi ñu war a teg ci mbedd mi jigéen ñi dañuy dox ba ci yàgg soxla seen bopp da ngay gis ñoo xamante ni dañoo gis mbaax nekk ci mbedd soxla boppam mais du xam fan lay dugg du am occasion dugg ci benn kër ngir ñaan dem ci toilette nañu teg ay li nga xam ne moom moo di toilette ci mbedd mi aussi tamit nañu teg ay poubelle ci mbedd mi ngir lépp loo xam ne nit naan na ko ba pare wala mu lekk ko ba pare bu pare am feneen fu mu ko dugal li mooy li nga xamante ni moom la ñu leen indiloon ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs gërëm nañu leen bu baax a baax di gërëm sama équipe technique bi waaye laata loolu di gërëm Mr Momo Rasoul Novita mi nga xamante ni moom moo ma habillé jamonoy tàngaay la ñu nekk Novita ni ma ngay def sa t-shirt def sa jean def sa casquette boo demee rek xam nga yaa ma gën a xam quoi merci beaucoup Mr Momo Rasoul Novita mun nga jokkoo ak moom ci 78 135 01 01 135 01 01 Amdi Colobane merci beaucoup ma bro Mr Amdi Colobane depuis Colobane ñi ngi kontaan bu baax ci cuus yi moom moo jaar ci cuus yi Amdi Colobane mi nga xamante ni mi ngi foofu la ci marché Colobane Mr Papi jëlal ma samay cuus ay ribuk la ma laal Amdi Colobane merci beaucoup borom Colobane Amdi cuus la ñu koy woowee kooku mooy Chéri Kenza jokkoo ak moom ci 77 417 50 08 77 417 50 08 merci beaucoup Mr Papi ci côté caméra bi mais Papi beneen affaire la maa lay jël di la dugal ci mbedd bi maa lay jël di la dawloo ci mbedd bi mais xamal ni maag yow fu ne la ci àdduna dañuy dem fu ne ci àddina ñu daje xaar leen ñu ba Angleterre xaar leen ñu ba France xaar leen ñu fu ne la ñuy daje man ak yéen tëbal ma tëb njaga tëb bàyyi mata tëb ma tëb nga tëb ñu daje Ramatoulaye dañu koy remercier suñu réalisatrice bu mag boobu merci beaucoup Sister Oumou sama jabar jooju ci côté maquillage bi métti na nag ak ni may ñaqeeg yooyu mais fexe na ba gérer maquillage bi bon ba xaw maa faareeg yooyu noonu quoi merci beaucoup ki nga xam ne moom moo di Augustin suñu chauffeur bi nga xam ne moom la ñu àndandool waaye tamit di gërëm bu baax Assane ci côté coordination bi rafet na gërëm bu baax équipe bi ñu doon àndandool yëpp waaye Mr Mo ci côté son ñi ngi leen di gërëm bu baax Padros mi ngi leen di dig daje très prochainement incha allah ñu àndandoo ci yeneen programme ñu àndandoo ci yeneen ni ñu daje Padros mi ngi leen di dig daje incha allahu rabbi mu ngoog jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba beneen incha allah jàmm am maawut